ñu jàpp ne Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul dafa am projet de société waaye projet de société bi li ko wuutaleeg ñee nga xam ne ñooy askanoo ci tubaab bi mooy bosam dafa ne yàlla d'abord ñee dañ ne yàlla amut moom mu ne yàlla d'abord te ku ne xam ne boo nekkee ci réew moo xam ne dañ ne 95% musulmans mën ñoo wax rek 99,9% de croyants ndax ñi nga xam ne dañoo nekk ci beneen diine waaye nangu nañ ne yàlla am na mën nañoo wax ak ñoom ndax Serigne Touba exclurul kenn yërmandeem dafa yaatu ñooñu bi ñu ñëwee ba tële seen idéologie yooyu ñu jële woon bitim réew indi ko ñu gis ne même bitim réew ca nasaraan yi dafa am ay jafe-jafe ndax crise économique mondiale lu ko indi mooy ñoom seen xam-xam yi ñu doon tërale àdduna di ko doxal dañoo dem ba mu màggat dañoo dem ba ñu sonn dañoo dem ba mënta dimbale askan wi ndax yàlla nanguwu ko boo bëggee nekk nag ci réew mel ni Sénégal ne da ngay wax ak askan wi te doo leen wax luñ mën a adhéré ndax Cheikh Ahmadou Bamba moo fi indi projet de société boo xam ne en moins de 100 ans la édifié ville bu mel ni Touba te ba léegi ñu koy tudde communauté rurale te bu ñu fàttalikoo au sommet d'Istanbul ba nga xam ne Serigne Moustapha Saliou la fa Serigne Saliou yabaloon en 95 bañ jawee ci conférence ba sur l'urbanisme international dañ ne première croissance urbaine mondiale Touba lañ ko décerné ndax li muy màgg par at benn dëkk ci àdduna du ko màgg xalaat boobu ak tëralin boobu projet de société boobu nga xam ne dafa defar ay nit ñuy doon ay modèles sociaux defar dëkk boo xam ne dañ cey référé wu en moins de 100 ans dañ ne mbànd moomu mën nañ cee jukkee loo xam ne Sénégal dina ci suqaliku Afrique suqaliku ci àdduna bi dimbaliku ci loolu la ñu gëm bu ko defee nag li nga xam ne moo ci ëpp solo te ñor ñu mooy nit ki boo dee laaj dara yoon wa koy joxe da nga cay jaar yoon wi li ci jiitu mooy nit ñi dañ inscrit sur les listes électorales te bu kenn yaakaar ne da ngay toog suñu indi la sa carte électeur da nga koy jëli ndax booy dem ci di rëbb bi ci àll bi faaw nga yor fetal boo yoree fetal boo yorul bal doo jam dara faaw ñu taxaw ci temm loola lijjanti ko ba féete boor baax na lool ñu naan général nekkal candidat wala wutal candidat waaye na fekk ñun candidat boobu ñun képp ñu mën koy fal ba duñ soxla ndibalal kenn la ca topp mooy kii fi nekk tey ak xew-xew yi réew mi toll le 23 juin biñ koy waaj di ko yëngal naan dana am ak du am projet de loi bi dana jàll wala du jàll suñu leader moo njëkk a woote ci Walfadjri wax ne njabootam buñ génn ndax jàmm ko ñor jàpp na ne sa jafe-jafey askan wi marche mënu koo saafara loolu conviction la loolu conviction wala courage la ndax ambassadeur international de la paix ki muy référé wu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul 33 ans la ko tubaab bi yóbbu bi mu ko indee da koo jéggal te fam jaar keneen du fa jaar kon bu wëlbati koo nekk njabootam toog leen seen i kër nekk leen ay responsable kii dañ koo fal waaye léegi falaat keneen jot bu falaat keneen di jot bu boobaa ñu jël suñuy matuwaay ba nga xam ne ak toogam comme du fi indi jàmm ay jafe-jafe ak fitna la fi indi ñu fexe ba du fi toog la ca jiitu mooy dañ koo ñaan ne ko bu mu doon candidat ci ay élection présidentielle bañ koy wax 2008 kenn waxu ko ndax dañ ne nanguwuñ ci ay atam ku ko yërëm doo nangu mu nekkaat candidat ay élection bañ demee ba ci kaw ñu indi ay dispositions constitutionnelles man du ma interpréter constitution am na ñu xam ne ñoo ci gën a màcc ñu ay constitutionnaliste lañ ca wax ak lañ ca waxul ñoo loolu ñun danañ ko déglu de waaye li ñu gën a ñor mooy bu kenn waxati Abdoulaye Wade na retiré candidature am ndax déposé gu ko da koo déposé gul ndax boo nee retrait day fekk dépôt am dépôt laataa muy am dafa am congrès d'investiture de ces instances yi ko tabb buñ ca jógee ñu soog a jël ci ni ko charte constitution bi tërale jël candidature propose conseil constitutionnel mu càmbar ko amagut kon du dépôt dañ koy ñaan mu bañ a déposer kon ñun loolu li ko waral dañoo jàpp ne mooy indi jàmm ci askan wi mooy indi jàmm ci réew mi ndax sénégalais yi compétent mën a suqali réew mi bari nañ ñi ngi ci réew mi ñi ngi bitim réew ñi ngi fépp ci àdduna te bu kenn jàpp ne nag am réew ku jàngul nasaraan wala ku jàngul kàllaamay diw nasaraan làkk fu jàmbur la ci so soowu fi buñ ciy référé wu mooy dañoo xeeb suñu bopp li ñu waroon a wax kay dañ ne ku làkkut wala fi réew doo jiite réew mi
ndax Sénégal 100 sénégalais yooyu jël téeméer ya 70 ya boo leen làkkee wolof ñu tontu la kon bu ñu am complexe boobu yooyu yëpp Occident ñoo ñu ko inculqué mais bañ ko dafa jot ñu approprié wu loolu xam ne combat bi c'est d'abord culturel c'est d'abord culturel et identitaire avant d'être politique c'est d'abord culturel ndax li ñu moom nañ ko approprié wu li ñu moom ndax bu ma déggee souvent ñu naan pauvreté bi dafa galopante damay tiit ndax ñun bu ñu nee 95% musulmans lañu la théorie sociale de l'islam sur le partage et la solidarité c'est le zakat li ñu wax yàlla daf ne jullit bu ne ñaar téeméer yu mu am na ci génne juróomi dërëm moomu ko te loolu 14 siècles 15 siècles lañ ko waxoon en 1975 un américain du nom de Tobin prix Nobel de la paix en 75 daf ne si chacun donnait 3 francs de ses 1000 francs la pauvreté tendrait à disparaître ñetti 15 la wax yàlla wax juróom ñaar fukk ak juróom ci ay 15 mooy 25 francs kon buñ sukkandikoo buñ delluwaatee càmbar kenn waxul ne da ngay tëral constitution sax mais li baax ci l'islam te baax ci askan wi nañ ko jël boole koog leneen fexe ba mu doxal réew mi loolu nag fii ak ñi ngi jël ay keno yoo xam ne sosoowul ci ñun bokkul ci suñu aada bokkul ci suñu cosaan ndax xam nañ ne bi indépendance amee léegi li yàq ci jikko yi ak ci yàq suñuy mœurs li yàq suñuy valeur dama ne gouvernants yi ci lañ bokk ñoom ñooy complice yi ci jiitu bu ñuy wax jikko ju yàqu nan la ñuy encadrer ab peuple nga xam ne peuple bi lii la gëm ci lii lay dox te fonkloo ko loolu di ko jéem a gëmloo leneen di ko tegal ay mirage di ko gëmloo matériel di ko gëmloo enrichissement signe d'extérieur de yooyu amul njariñ li am njariñ mooy nit ki xam ni nit la te suñ borom moo ko njëkk a fonk kon na dollee fonk boppam fexe ba kenn du ko xeeb loolu la Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni di jàngale ci projet société Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul moo tax tey ñu woote point de presse ngir bàyyi suñ mbokki journalistes yi ci xew-xew yi am ci jamono ak fii réew mi toll lépp luñ ci bëgg a leerlu incha allah dana leen jébbal kàddu gi ñu leeral bu ko defee bu ñu leen jébbalee micro bi ba pare ba ñuy tënk bi ci des dañ koy def ci kàllaamay nasaraan ñu ngi ciy jéggalu nag waaye ñi ñuy waxal da cee am ñoo xam ne dégguñu suñu kàllaama te buñ sañoon ñu xam message bi ñuy jàllale ñu ngi gërëm seeg ñëpp di sant ñëpp kon ñu ngi jox kàddu gi suñu mbokku journalistes yi sëñ Abdou Aziz jërë ngeen jëf